mais xam nga defal nànk d'accord pour neexal nee ma sama gaynde gi nee ma sama sang. ah mais ku nekk non ko sentir non mais xam nga lan la nee ma sama sang bi nee ma sang bi yaa ngi dégg. sang bi est-ce que yàggul tamit est-ce que xale yi léegi utiliser ti nañ yooyu Adama. non xam nga dafa am il faut tamit ñu dellu ci benn affaire quoi nit mënuma gëm ne bëgg nga nit ki war nga ko mën a tuddee tur bu neex mais nga naan ko tuddee sama agneau bi sama laadum bi sama baali bi mais ça veut dire que ñu dem nañ ba ñi léegi xale jigéen ñi ñuy jàppee seen waay yi mooy ay xara ki nag ki bëy te communication boobu dafa xaw a doy waar bon waa mooy dañuy xewal mais gis nga critère de choix dafa am solo parce que diine dafa lay wax ñett mën nga cee tànn mën nga tànn jigéen ngir taar lu dagan la mën nga ko tànn ngir jikko wala diine mën nga koo tànn ngir koom ñett yooyu war naa mën a am mais dama ne da ngay xool léegi xale jigéen ñi ak xale góor ñi ni ñu tànnee léegi lan la ñuy tànn bu dee jigéen ñi dañ naan non waa ji coofe naa non waa ji sama waa ji gis nga ni mu waa ji ni mel mais kii dafa coofe kii dafa chon kii dafa nangam xool oto bi muy dawal xoolal waa ji fi muy liggéeyee xoolal waa ji li mu yor maanaam matérialisme day dugg ak opportunisme day daal di dugg. est-ce que nekkul ci côté góor yi tamit. non xam nga ku ne ci ngiñ ne cangañ boo tuddee ci góor ñi. ci góor ñi foog nga ñëw ci jigéen ñi aussi mais dafa am xam nga jigéen ci boppam souvent góor dina bëgg bon waaw da ngay gis góor goo xam ne day bëgg jigéen defar ku lu ne est-ce que comprendre nga. di ko fayal étude am bu manqué dara mu jox ko. fekk ndaw si bëgg ko. exactement bari na fi. fekk ndaw si xam nga lan la bëgg mais alalam la bëgg. mais est-ce que naturel loon na ci début bi. mais est-ce que ñaata nit xam nga da ngay dégg olof Njaay naan li tax sëy néew woon na ci ngoro ga dañ koo fayul. mu dem ba am fa tànk. mais nit ki normalement booy tànn nit xam nga bëggeel li naan la sacralisation de l'amour. mbëggeel dafa nekk lu sacré. bon waa boo demee ba ne diw dama koo bëgg. kooku war na laa mën a jaral lu nekk. mais nag attention li tubaab di wax incompatibilité d'humeur dafay dugg souvent di nga gis Khadija ma bëgg ko. mais mu leer ma ne ma Khadija mii mënuñoo def. ngeen toog wax. parce que dafa am ay critères yoo xamante ne aussi Sénégal yaa ngi koy wax di ko démystifier mais dafa am il faut en tenir compte parce que sëy nekkul rek léegi man ak ki ma bëgganteel kese donc déedéet Sénégal sëy man la ki ma bëgganteel papa yaay njëkke goro et cetera. kon divorce du fi teel a jógee baax. d'accord je suis bien d'accord avec toi mais loolu moo am. mais divorce du fi teel a jógee. loolu moo am. parce que tey jii su may bëgg xale bu jigéen bi aussi naa xool ndax xale bii su ma ko dugalee sama kër kii dina mën a def ak sama waa kër. mais takkaloo jabar tamit sa waa kër ah. takkaloo jabar pour sa waa kër yow da ngay takk pour sa bopp. waaw mais d'accord xam nga bu fekkee ne takkuma jabar d'accord man sama bopp laay takkal jabar. est-ce que comprendre nga mais ki may takkal ki may takk dama koy takk aussi pour bu ñëwee mu mën def ak sama waa kër. léegi yow bu dee foo dugg sa yaay ne la bëgguma est-ce que bu yàggee yow di nga takk. déedéet xam nga du foo dugg nga la saa ya bëgg déedéet parce que aussi waajur dañuy accompagner dañuy conseiller. yow d'abord yow ndey mbili ji yaay xool ki nga bëgg mu bëgg la est-ce que comprendre nga mbëggeel mi wóor mais souvent léegi déception yi am ak divorce prématuré yi am ci couple yi. li koy waral mooy c'est parce que bi ñuy tànn jiitaluñu jikko ji jiitaluñu diine jiitaluñu ngor. et puis gis nga mooy nëbb yooyu yëpp. non xam nga li gën a garaaw naan boo bëggee da ngay gumba da ngay të. waaw gumba tax lu boobu nag moo tax nga torox. non boo bëggee da ngay gumba tëx lu boobu moo la indil toroxtànge surtout xale jigéen yi nga xam dañuy poser hanche poser xef mais poser cheveux naturel poser ay yéen mais bon waa kooku boo ko takkee indi ko sa kër guddi jot mu simmee ko te jël hanche teg na le jël greffage bi teg na le loolu da ngay wax boo takkee ku rafet quoi parce que bi ngay takk bi ngay dugg ci xale bi critère bi nga dugal mooy taar bi te nañu bàyyi xel bu baax ci choix bi d'accord ku nekk bëgg nga nit boo xëyee yeew sa jabar xool nga xool ko kontaan. mais Mass ma laaj la benn question ci critères yi nga wax da nga ne jigéen di nga ko jël di koy fayal école may ko oto may ko yooyu yëpp mais loolu un homme bu fekkee ci relation nga ko séq ak jigéen. est-ce que war nga ci séentu loo xam ne bu fekkee dem na ba yàlla dogalul walla dem na ba mu am trahison est-ce que loolu war na la naqari yow en tant que góor. si xam nga lu tax parce que il faut pas mettre les charrues avant les bœufs. kon waroo defal jigéen booy génnal. non war nga def ak moom. bon waa non war nga ko may wala waroo ko may. mais war nga ko mën a may. waaw léegi bu fekkee loolu. est-ce que comprendre nga xam nga lan lay bañ. extravagance ci may bi. maanaam. fay école maanaam fay kër jël jigéen takkagoo ko. jël 1 million 2 millions dugal ci moom fayal formation fayal lépp ëllëg nga ñàkk ko keneen ku la gën a am. fu la am fayda du dara ngay wax man d'accord. waaw mais
d'accord ne da ngaa nekk ak moom war nga ko mën a yéene lu ne. waaw yaa ngi dégg mais mais ba bu ci fekkee yéene bi dafa am limite. D'accord. yow li ngay def naturel la tudd. waaw mais ba ci xam nga li may wax foofu c'est très important damay wax góor ñi bu ñu bëggee jigéen mu dëgg ci ñoom mais nañ njëkk de xaalis takk ko 1 million 2 millions yi ngay jël di ko dugal ci Khadija mais 1 million yi takk ko yónneel say mbokk ñu takk ko c'est tout mu jeex takk mais doo ko def solo da ngay jël la plupart d'entre eux nag ci góor ñi seen choix bu ñu demee bay jël xaalis di ko dugal ci xale bi du ñëpp nag mais ñu ci bëri am na lu ñu ciy séntu parce que bu njëkk ba daawoo xam xale bu jigéen bi avant nga koy takk léegi da ngay xamati xam soo ko takk kon ça veut dire que am na lu xew ci biir xam nga li nga wax noonu mooy que léegi boo mayee jigéen bi xaalis boobu yëpp xale bi am na lu muy séntu boo ko takkee lu ëpp boo ko defalul loolu mun na indi ba wax loolu gën a garaaw ma wax loolu gën a garaaw ñenn jigéen ñi ci boppam boo nekkee ak ñoom te amul loo séq ak ñoom li mbay ngoone naan caw sa xiir te cawoo sa xiir ñu ne waa ji yambar la bon là je n'avance pas quoi. très bien kon nag ça veut dire que dafa am loo xamante ne moom moo xew. Adama. critère de choix bi diine daf ci war a bokk ngor daf ci war a bokk. Adama est-ce que gis waa ji mu jantal mu coofe mu yor xaalis bu bëri est-ce que loolu war na tax nga tànn yow en tant que xale bu jigéen ne da ngay sëy. non non pour man loolu warul mën a tax nga tànn nit ki ne da ngay sëy ak moom. ndax loolu naturelul gis nga mbëggeel bu naturelul début bi boo même bu fekkee ne ki nga nekkal da nga koo takk du ngeen mujj yéen ñaar mbëggeel day naturel comprendre nga bul gis nit ki mu am. nga topp ko mën nga gis nit mu am nëbb la boppam nga sëy ak moom fekk ci moom impuissance sexuelle est-ce que loolu bu fekkoon ne yow toog nga posé wu nga xool ba xam kii mooy ban nit est-ce que loolu dina la ci dal. est-ce que loolu mën nga ko découvrir avant mariage mën na yor xaalis ñëw di ma doxaan. di ma xëpp xaalis bi mais soo waxee mu ne ma là je garde xaaral ma téye la comme xale nga duma la def dara. ba takk ma il se fait passer. ba ñëw takk ma sëyal ko nekk ak moom ba ñëpp ne li mu ko defal nga xëy un jour ne na ma may sama baat ñëpp taxaw ne la carrément ah yow kat waaw lim la defal yëpp tey gis nga fi lim ko fayee. alors que est-ce que ñoom est-ce que ñoom xam nañ lan moo ne ci biir kon man pour ma relation day naturel bu naturelul rek soo sëy ak nit ki yàgg day divorce day am. mais li ne ci biir kenn xamu ko. bu dee impuissance sexuelle. li ne ci biir loolu kenn mënu ko xam. mais mënu ko xam yow su fekkee yow mi nekk ak nit ki waxoo ko mënu ko xam mais tey mën nga ñëw nekk ak nit ki doo ko wax yow lan moo la dal nga ñëw takk ko ci loolu mu di ko subir day dem ba ci biir mu ne la carrément man mënatuma may ma sama baat léegi boo ñaanee baat nit ñi duñu xalaat ne yow carrément da nga ñaan baat ndax xam nga li ngay dund sa biir néeg parce que biir néegu sëy du nekk ne loo fay dund rek da ngay génn di ko étaler ci mbedd bi bu boobaa nit ñi duñu gisee foofu dañuy wax ne daf ko war gis nga fi lim jaar ak moom lim ko defal changé na vie am def na nii def na nii def na nii. am na solo day am solo aussi ñuy xool lépp luy parents yi ñuy xool xam lu nekk ci ginnaaw Aminata Paye. Voilà damay remercier gars yi ci seen analyse je reviens da nga wax critère de choix peut-être cause de divorce tey laa namu père waaw tey laa namu père namu naa la torop. yow parce que xam naa ni boo fi toogoon sama xol dina sedd torop. tey laa xam sa njëriñ fii voilà su ma dellusee man damay jëlee fi mag ñi tàmbalee rax ci diine ba fi ñu toll xam nga par exemple tey suñu diine lan la ñu wax sëy dafa am ñaar ñu ko war a lal mooy mawadda ak raxma muy cofeel ak yërmande moom moo ko war a lal ñu ne la critère de choix yi ñu jox ñu ay critères de choix au préalable yoo xamante ne yu standard la ñëpp mën nañ ci sukkandiku ñu ne la na doon doomu jullit jikko ji rafet mu bokk ci famille boo xamante ne ay sëykat lañu ensuite koom bi doogu ñëw moom la ñu mujjeel mu teg ci aussi taar na doon doomu jullit si ban côté na doon doomu jullit mais jullit mun na takk chrétien dugguma foofu ah non parce que da nga ne na doon doomu jullit je ne comprends pas dama ni suñu diine ñun mais suñu diine may nañu takk keneen ba tey déggoo ma ne la suñu diine may Sénégal may nañu lan nangu nañu je pense que il y a beaucoup de mariages mixtes un musulman takk une chrétienne diine moo ñu ko may diine may nañu ko bu dee yow ki nga xamante ne yaay góor ki yaa nekk musulman non góor bi boo doonee musulman tu peux bel et bien épouser une chrétienne te doo ko forcer sax pour mu tuub mais boo nekkee jigéen chrétien mënu la takk exact voilà waaw xam nga kon dama ne suñu mun peut-être dama wax ne na doon doomu jullit mais na am diine loolu laa waroon wax peut-être dama juum na am diine na bokk ci famille boo xam ne ay sëykat lañu na am jikko bu rafet na am taar koom bi doogu ñëw moom la ñu mujjee mag ñi bi ñu déggee loolu ñu toog ñoom comme yàlla may na leen ñu xam
dañ daan wax ne la demal sa kër baay diw wala demal sa kër tante diw wala demal sa kër bàjjen diw parce que dañ fa daan dem gis ay njabootam kenn ku si nekk ñu xam ni ñu mel. wante ñu xam ne seen waajur tamit ñoom ay jigéenu sëykat lañu ay ñu baax lañu et pourtant sëy yooyu noonu ñooñu indil suñu yaay yi ñuy tiitaroo ñooñu indil suñu baay yi ñuy tiitaroo. jamono di dox je dis toujours que ni éducation dafay évoluer selon contexte yi contexte bii ñu nekk nii peut-être mayetuñu loolu mooy kat li fi xew mooy man damay gis nit bëgg ko dégg naa léegi ñuy wax sama coof bi am na si ba tey ci critère de choix yi la am na koo xam ne daf lay wax ne la mënuma sëy góor bu ñaaw da nga ko koy nangul parce que critère am la léegi nag am na koo xam ne dafay lan lay séntu ci critère bi xam nga moom mooy lan kii kat man damay xool ku ma mën a yor ku ma mën a yor du ma dugg ci moom jamono di dox ba nga dégg tey yàq jéggi gan xam nga nu yàq jéggee gan mooy jigéen moo daan xool ku ko mën a yor yàq jéggi na gan góor mooy toog naan du ma sëy cas social yàq jéggi gan ci dëkk bi. voilà léegi nag critère de choix ça va de soi moom mooy gi nga ko jigéen ki droit bi ko góor ki am ne damay tànn sama ay yaayu doom bu ko ëpp la am ne moom que damay tànn sama ay baayu doom ndax kat ëllëg si biir lépp lu ci am kenn ku si nekk am nga ci wàll dañ lay joxoñ baaraamu tuuma chaque jour damay wax fii sëy ne ay warugar la am na bi war papa bi war yaay bi war ku jigéen ki war ku góor ki ak famille ku góor ki ndax boo gisee sëy ñu tudd wàllu goro tudd njëkke tudd jëkkër c'est parce que kenn ku ci nekk mënoo dem da nga cee bokk gis nga ñooñu nag seen wàll moo mujjee wàll bi njëkk te ëpp importance moom mooy yow ku góor ki ak yow ku jigéen ki critères yi ngeen war a sukkandiku nañu jël li fi maam yi bàyyi woon du fi jóg ba tey te moom mooy am diine bi jikko bu rafet bi taar bi koom bi ak bokk ci famille sëykat yi kooku du fi jóg parce que bu doon critères yooyu ñu ngi ciy bàyyi xel ba tey divorce dina néew. famille sëykat yi qu'est-ce que tu veux dire par là. damay jël téléphone ma daal di ñëwaat Aminata ci yow. mu expliqué ñu famille sëykat yi quoi 89 90 ma xool ndax si lañ bokk. allo kooku rëcc na bu keneen ñëwee si 88 628 89 90 allo alors Aminata dama lay bàyyi nga daaneel. xam nga su ma nee famille sëykat xam nga moom mooy lan. di nga toog ci sa koñ nga dégg ñu ne la kat kuy jël exemple ci koñ bi nañu jël ci yaay diw ndax kat biñ ko borom këram takkee ba tey jur na fi ay njaboot yu baax musul fay kenn musu ko dégg ak borom këram gis ngeen njaboot tamit yar na leen teg leen ci yoon loolu jigéenu sëykat la. donc su ma ñëwee man si koñ di labat war naa def investigation balaa may dugg si kër nga xam ci kër gi. et puis xale yi nga xamante ne ñoom nga fi fekk. am nañu ay mag yoo xamante ne dañuy dem sëy ji nga xool ñoom ba ñu demee sëy ji ba tey est-ce que mës nañoo fay. parce que nag dafa am loo xamante ne ci biir famille lay nekk da ngay xool famille bi kat nan la ñu bindoo balaa nga faa dugg léeg-léeg nga dugg ñu ne la famille bi kat saa yi ñu déggee coow ci koñ bi ñoom la dama mës a dégg benn góor mu ne ku dem discothèque tase fa ak disco bu la juralee disquette bul discuter. est-ce que nga ñëw ci famille gis peut-être yaay bi divorcé na benn yoon sœuram divorcé na beneen sœuram divorcé est-ce que raison la pour nga ne doo takk xale bu jigéen boobu. déggoo ma ne le critère de choix de choix. Élection. ça va de choix ça va de choix mais Aminata jigéen kenn ku ci nekk la parce que xam nga ndax lan. ñëw nga ci kër goo xam ne 88 628 89 Aminata 90 foofu d'accord ma. allo. allo oui maa ngi leen siyaar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar bu baax. presque c'est pour la première fois may déglu kii bi di seetaan seen émission bi. merci. mais damaa ñëw tombé ci benn kii waaye mooy ndaw soos doon wax léegi xaw ma turoon exact. Aminata Paye. mooy ku doon wax ci wax quoi ci diine ñun lu ñu yàlla lu ñu santaane pour ci mandat de jigéen ñu war a sax. dama toll fi nga xam ne fu muy wax da nga tax sa moroomu jullit am ko waajur daal di koy dog de ko permettre nañu ñu beneen ku ñu bokk dëgg diine. waaw mais permettre c'est vrai. rëcc na ñu ngi koy jégalu bu baax a baax su ñëwaatee ñu jël ko ci 88 628 89 90 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Malika bonsoir. ñu ngi lay ziar. di ziar bu baax. dama bëggoon wax bon li Aminata Paye wax noonu te daf ma xaw a tuddee tuuti parce que booy ñëw ci koñ
déjà dañ lay alarmer ni kër gi moo baax kër gi baaxul kër gi baaxul. Moi je me demande qu'est-ce qui se passe dans ce monde parce que bu dee réalité bu ñuy dund c'est pas la peine. Tout simplement parce que li nekk ci kër googu mbóot moom kenn xamul sax mën nga nekk ci biir bi sax xamul fan la mbóot ba nekk. seen yaay jooju mi ngi dund di liggéey ok peut-être parce que kër gi leen dégg mais lan dañoo xam lan moo nekk ci néeg yëpp moom ci boppam est-ce que kon le fait que ñu waxuñu vraiment on se sent bien ils sont tranquilles alors foofu mooy kër gu baax bi léegi nag ñu ngi xeex seen xeex peut-être ils ont des problèmes ñoom noonu lañ koy réglé ñoom ñu baax non c'est pas man d'accord ma ci réalité boobu d'accord ma ci jugement boobu gis-gis bi mooy ne il faut être clair il faut être simple il faut être libre dans la vie. pour choisir certaines choses. mbir la diine moom moo jiitu lépp ndax moom mooy caabi mais ñu moo jël adduna bi jël ne li maam ñu doon dund waxu paa ba encore moom moo ñuy débloqué non foofu da ngay kale il faut être libre. choisir ça veut dire nga dem ak sa xel xam li la doon sa xol ndax bu métti tamit ci yow lay bés xam nga mais bu ma choisir parce que kon bi ñii ñooñu la ñu mais man na ko la dañuy naaw ba te doo leen def. waaw soxna si nga baal ma lan mooy damay dégg nga ne il faut être libre lan nga bëgg lan nga jublu ci il faut être libre lan ma ce que ça signifie daal. libre bi mooy ne duma kenn waruma imposé dëgg moom ko dugg mën na war a mel. xam nga man soo bëggee nit équilibré quoi sama xol moo ko bëgg. kooku lu ma mën a mel dama koy topp ndax bëggal amul choix que ce soit clair nit ki boo bëggee nit ki di sa toog di ko toog yaa ngi dégg di sa toog waaw dëgg la li nga waxoon avant c'est vrai. booy defaan nit ci nga ay milliards je préfère nga tax ko jox ko ci farata sunna Muhammad loolu moom que ce soit clair man d'accord naa ci côté boobu. parce que mbaram la xabari voilà mais le fait que dama war a dugg ci nit parce que nit kooku famille boobu dañoo mel nii dañoo mel naa je suis pas d'accord pour ça. c'est ça que je veux dire nañu dund quoi bàyyi ñu dund loolu la. maa ngi jégalu bu baax a baax. am na solo ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax gis-gis bi am na solo ñu jël keneen ci 88 628 allo. allo. allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw na ngeen def. ñu ngi sant bu baax soxna si da ngay yëkkati ci kàddu bi tuuti rek déggante bi gën a neex. allo. yaa ngi may dégg. oui allo ñoo ngi lay déglu yaa ngi en direct. waaw yaa ngi may dégg ah. maa ngi lay dégg bu baax. waaw léegi man dama bëggoon am benn précision bu ndaw parce que dama bëgg tam balaa may ba intervenir ngeen wax seen technicien yi parce que mënuñu seetaan dara image bi c'est pas bien. ah bon. dañuy dégg wax ji mais amul depuis 3 jours ñu ngi ci problème. dañoo am problème technique la ñu am depuis 3 jours mais ñoo ngi ci bientôt rek dina jeex incha allah. waa jàppale leen ñu ci rek nag. incha allah ñoo ngi ci bu baax. kii rek la ñuy seetaan moo tax fi mu nekk nii vraiment on est trop bloqué ngeen dimbali ñu waaw. d'accord incha allah du yàgg dara léegi ngeen amaat seen TV bu leer a leer alors 88 628 89 90 ngeen bës 2 allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw man maa dugg léegi ñu doon wax ci kii bi wàllum sëy bi. ñu ngi jéggalu dafa daggoon ñoo ngi lay déglu. oui dafa daggoon mais lenn rek laa bëggoon a wax pour ñëpp déglu ko rek tey nañu ñu tax kenn koo xam ne bokkuñu diine mais ci kaw leen mu nangoo dugg ci ñu biir diine mu nangoo tuub waaw. nangoo tuub même bu dee. mais sa diine waxu la ko. mais suñu diine moo ñu ko may ñun. non diine forcé wu la pour nga tuub la ko. c'est forcément pour mu tuub ko. non je ne suis pas d'accord. amoo droit nekk ci nga xam ne nekkoo leen. ma ne. diine waxu la nga forcé ko pour mu tuub mon frère. su fekkee ne mënul tuub kon foofu dara amu ko. même bu dee ku góor ki moo nekk musulman. mu nekk mu góor ki ci muy góor ki muy mu jigéen ci ñoom ñaar ñëpp ci bokk yam. d'accord te diine mayu la nga sëy koo xam ne bokku leen diine. d'accord. waaw. ok loolu rek laa mën lu may wax. merci beaucoup am na solo. alors gis-gis lañ nekk ku nekk mën nga dugg joxe sa gis-gis 88 628 89 90 ngeen bës 2 allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñoo ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm. ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyoo bon wax. ñu ngi lay delloo nuyoo. macha allah.
si am naa problème boo xamante ne. moom suñu kee koo xamante ne. kooku dagg na ñu ngi jégalu bu baax a baax 88 628 89 90 allo allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñoo ngi lay dalal jàmm di déglu sa gis-gis. waaw maa ngi leen di ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax. waaw man nag c'est la première fois mooy dugg ci émission bi. merci ñoo ngi lay jaajëfal. doon leeral benn affaire nag boo xam ne dama koy bëgg a wax. muy bu nu wax laay interpellé ci côté boobu noonu man damay seetlu. moom su tegee thème bi au lieu mu wax ci ñaari côté yëpp mais moom benn côté bi rek lay wax quoi moom toujours day défendre daal jigéen ñi te thème la quoi da ngay wax ci ñetti cas yëpp. non du ma défendre góor. waaw mais affaire bi du loolu quoi thème la dañuy wax ci ñaari cas yëpp ñu wax pour ñëpp a jëriñ. waaw d'accord mais xoolal fi may waxee tamit. waaw comprendre naa damay ànd ak yow des fois li ngay wax yëpp dama ciy ànd des fois. ok mais il faut nga wax ci beneen sens bi tamit. foofu laay waxee quoi. bu ci waxul rek ñu wax ci. bu si waxul am na ñu siy wax. bu ci waxul ñu wax ci ñun. il faut ñeneen ñi ngeen wax ci côté bépp. mais kii far bi kii far fële. loolu laay wax nga dëgg sax bon waa jigéen ñi rek lay jàpp. waaw léegi ma wax la benn affaire. waaw. man toor yi am yëpp góor laa ko teg. loolu nag erreur la nag. d'accord waaw mën na doon erreur si man mu leer quoi. loolu nag erreur la. teg ma beneen côté tamit maa ngi wax gis nga diine. ci suñu diine ji. il faut ñu ciy sukkandiku tamit. beneen affaire bu ñuy sukkandiku. mooy tamit sunu maam yi dañ ci bàyyi il faut tamit ñu ciy sukkandiku loolu mënuñ ko fee jëlee. xoolu nañ jamono nag ba benn instant nit ñi dañuy waxee côté boo xam ne mooy man damay seetlu dañuy dem ci côté tubaab bi ba mu ëpp quoi. loolu erreur la gis nga lu ñu sunu maam yi bàyyi woon ak sunu diine boole ko li nga xam ne ni ñun moom la ñuy dund léegi. il faut ñu boole ko pour mu mun a équilibrer pour ñu mun a avancer quoi. ok mais fekk ñoo ngi demee sunu xelu bopp wala li nga xam ne moo xew léegi topp tubaab bi. à tout moment divorce yi ñuy wax ni noonu lay continuer di dem. ma laaj la benn question. amaguma jabar amaguma dara mais damay jàpp ne nit ñi dañuy gisee foo xam dañuy topp tubaab bi ba mu ëpp. yenn détails yooyu moo andi ci yu bëri yëpp mais ku ci xool sa papa lu mu tànnee jabar sa yaay lu mu doon téye ak sa diine lu mu la may nga am ngor mu neex mu métti nga muñ loolu noonu fekk defuñ loolu divorce yi day gën di bëri man loolu laa gisee quoi. waaw ma laaj la. waaw est-ce que parents yu njëkk ya daan nañu sonalee seeni jabaru doom ni parents yi di sonalee seeni jabaru doom léegi. xam nga boo leen naree jël diine bu yàgg ba tamit wala mag yu yàggee tamit est-ce que mag yu yàgg yooyu am na ba léegi. mag ñi gis naa ne sax ñoom dañ doon fonctionner ak ngor. ñoom ngor doon fonctionner. waxuma kaddu diine ne mag ñi dañ doon utiliser diine de mais ñoom ngor li ci ëpp ngor lañ doon dund. mais mag yooyu daanuñu diirante mbagg ak seen jabaru doom. non loolu dama ko contre. te bari na fi. contre naa loolu ay diirante mbagg sa jabar wala ay dóor wala di. voilà méttitlu loolu damay ànd ak yow ci côté bi ngay faralee faa bi mais tamit dafa am femme ñoo xam ne. lu ñu leen teg ñoom ñoo ko fa ji. mais nag goro yi tamit daawuñu attaqué seen jabar seen jabar seen yaay jëkkër. justement. ñu bëri xamuñu nu ñuy sëy mënuñu sëy. justement loolu daal laa amoon lu may leeral. doon waa daal côté boobu naa la ci interpellé il faut ngay tamit nekk ci kaaw góor ñi. waaw d'accord moom tamit. moom jigéen ñi rek am lu leen di métti. am na góor ñoo xam dañoo sonn de. c'est vrai c'est vrai. man mi wax ak yow sax ab dal na ma. toog naag benn paa mu ne ma bu ngeen xamoon lu ñuy dund ñun seen papa yi. bu ngeen xamoon lu ñuy dund. di ngeen ñu ne di ngeen yéex a takk jabar doo leen gaaw a takk jabar. parce que man de keroog toog naa benn mère mu wax ma ko tamit. waaw loolu la àdduna loolu comme nag laay waxee da ngay wax ci mairie wax ci paa yi wax ci jàkka ji wax ci xale yi loolu laa bëggee wax. frère d'accord. voilà am na solo ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñu jël keneen ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 pour passer à l'antenne allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi da ngay wàññi télé bi ba mu sës nga déglu ñu directement ak téléphone bi allo.
kooku rëcc na ñu jël keneen ci 628 89 90 allo. oui Khadija man la woon man maa génnoon avant dama la doon wax ni. le fait que li ñuy wax ne bëgguñu dellu ci maam yi déedéet du ne question ni bëgguñu delluwaat ci mbiru maam ya macha allah rabi lañ doon dund moom la ñuy dund ba heure bi kon kenn dootul waxati. ok mais dañ ne boo nekkee jamono di changer da nga war a changer entre jamono. bu ñu waxee rek dañoo mel ne nasaraan si gis am na loo xam ne war nañ ko roy ci ñoom de. te bari na. bu ñu jël suñu loxo bi rek di dugal ci nasaraan si lu ñu wax ñu ne nasaraan si bari ci Sëriñ Bamba laa wax nasaraan si am na côté boo xam ne li ñu gënee sax dafa kawe. c'est vrai de. nañu commencé nag di roy. du lépp la ñu war a roy ci nasaraan si waaye nag ci xeet bu ne ndax doomu aadama lañu dañoo bokk suuf si ak yeneen doomu aadama. kon nañu commencé di roy ci xeet bu ne. te bañ a yemale suñu xel bu gàtt bi ci biir Sénégal gi dong. kon bu nit ñi di wax nañu xalaat fi ñuy waxee ndax ñoom ñooñu di wax noonu koo ci gis tey ji mu dem dëkku jàmbur du fa mu. kon nag nañu jéem a xalaat bu jamono di changer ñu ànd ak moom di changer mais ci kaw ñu jàpp suñu aada jàpp suñu xeet. jàpp suñu religion. très bien parce que loolu mooy li nga xam ne mooy lu am importance. enracinement ouverture. voilà ñoo ngi koy remercier bu baax a baax 628 89 90 allo allo allo. allo. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna si def. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah man de maa ngi dugg tey si émission bi. yow rek la ñuy déglu sëñ bi yaa ngi ci biir. maa ngi dégg chaque jour nag vraiment émission am solo wax dëgg yàlla. merci beaucoup. mais nag man dafa am lu may fàttali ci rek. mooy maanaam xam nga soxna sànq dafay révéler encore ci ne critères yi nga xamante ne moom la ñuy takkee soxna. yenn saa sax dafa indi ñetti critères. kooku rëcc na alors dañuy ñëwaat ci plateau bi téléphone bi ci kanam xam naa dinaa ñëwaat. am na benn affaire boo xam ne tamit su may wax bëgg naa gars yi di bàyyi xel si lu may wax parce que su ma ne communication ça veut dire les deux. mënuma wax communication muy nekk si jigéen ak muy nekk si jigéen bi rek wala nekkul si góor bi. Aminata Sénégal dañu gaaw a tam nit lu tax ma wax loolu mooy kër gi gën a ñàkk rek la ñuy ne ñii ay dëmm lañu au Sénégal donc di nga gis kër. te jigéen dina sëy benn ñaar ñett ñeent tas fekk du jigéen bu bonde fekk góor bi mu taseel la góor dina sëy benn ñaar ñett tas ñu ne dafa bon te tamit bonul ça dépend si yan jabar la amoon donc bu fekkee critère dañu nar a ñëw critère de choix pour nar a xool kër gi ndax ki sëyi woon dem na wala dellu si wala kër gi mère bi neex nii je crois que on va se tromper parce que di nga gis benn famille juróomi niroo jikko ñu doon 6 te 6e bi du niroog jikko ak ñoom nekk koo xam ne dafa tey koo xam ne dina communiquer koo xam ne di nga wax ak moom boo leen duggee si sëy yàlla may leen ngeen sëy et leen na dinaa ko continuer di koy répéter du ay affaire u tubaab du ay affaire u nasaraan mais dañu war a roy si ñoom am na lu ñuy roy si ñun mais du lépp la ñu war a roy si ñoom du lépp la ñu war a roy si ñoom parce que comme li ñuy wax yërëmande bi ñuy wax nañ ko waxante dee mais yërëmande bi ñuy wax bariwul Sénégal. dëgg la bariwul Sénégal. non man je suis pas d'accord. d'accord après nga wax lu tax tu n'es pas d'accord xamul tax ma wax loolu. mais pourquoi nga ne yërëmande bariwul Sénégal. dama ne boo gisee may ne jigéen ñi sonn nañu trop waa ji nee na am na benn paa bu ko ne boo xamoon li ñuy daj ma ne ko boo toogoon nag 50 jigéen ñu wax la tamit li ñuy daj di nga xam ne yërëmande bi des na te yërëmande boobu lan moo ko lal mooy li muy wax sañu maam yi njëkk yee ñooñu amatuñu donc. am na kilifa bu mag boo xoon jamono buy dox da ngay dox ak moom nga jël si lu baax man foofu laay waxee parce que boo xoolee critères yi ngeen wax di nga gis doom indi coroom ki muy labat këram yaayam xool ni jigéen bi di doxee rek mu ne ko non kii du ku baax. mais mère boobu fan la teg loolu. boo wax doomam ki nga indi si kër gi mu seet si ma du ku baax bul si dugg boo si duggee bàyyi naa la àdduna ak alaaxira te mère yi loolu lañ lay wax yow nga wax loolu sa doom nar a topp loolu. yow sa doom mooy sëy mooy tëdd ak ki mu bëgg si lalu sëy nga bëgg ko tànnaloo par force ne ko kii baaxul génnee ko si mais loolu moo fi bari. moo tax ma ne la yërëmande bi dafa nekk au niveau boo xam ne ñun daf ñu dépassé ci li ma doon wax ñun daf ñu dépassé quoi te loolu bu ñu dépassé du ñu xam fu ñu jëm. donc looloo tax newuñu bu ñu roy si ni ñu daan takkee mais comme li kooku wax li muy wax
il faut être libre mooy il faut être équilibré pour xool yow li nga bëgg ndax dina la jëmale fu baax. ok bul nangu ni takkal la. Benoît. Je reviens sur ce que je t'ai dit tout à l'heure xam nga dama la wax ma ne la bu njëkkoon gi nga diine bu yàgg ak diine bu bees amul téere bañ koy bind fekk ñu fi ba tey ñu ngi ciy sukkandiku xam nga ba tey lan lañ doon wax ne moom mooy cëslaayu sëy dañ ne la nga xool jigéen bu wala góor critères yi yéen ñaan ñëpp a koy xool na doon ko am diine na doon ko bokk ci famille sëykat. je répète famille sëykat boobu laa waaw ok ma yeggali na doon ko bokk ci famille sëykat na jikko ji rafet na am taar na koom bi doog a ñëw gis nga ñaata yoon nga gis fekk peut-être amul fi nga dëkk mais ñun ñëpp on l'a vu. amul fan jigéen bu ñu war a takk nga gis ay nit ñu ñëw ci koñ bi di def ay enquête de préalable di laaj diw ndax xam ngeen ko lu ngeen xam ci moom. mais am na fi yéen a wax boo taseeg noonu mais dama ne gis naa ko gis naa dama daan toog gis ay nit. est-ce que yoon nekk ci oto est-ce que yoon la. xam nga problème bi mooy kenn ku ci nekk da xam nga dama la wax sànq ne la critères yi ça va de soi ku ci nekk ak ñi nga xam ni noonu nga bëgg tànnee. loolu nag kenn du ko forcer kenn ki nga xamante ne moom moo bëgg kat jabar ay xaritam ñu dem ca koñ ba laajte ay renseignement ca ka mu bëgg a takk dañ ko koy nangul xam nga lu tax. mais Aminata Faye loolu gis nga dëgg bi nga xamante ne yow moom nga gis tey. da ngay muñal ki ko war a gis suba. Aminata li nga wax dama d'accord ak yow. loolooy am sax. mais Benoît enquête ci ki nga xamante ne moom la war a takk. xam nga lu tax non xam nga lu tax je sais que Benoît mii ku muy may doomam dina xam kii mooy kan ak mooy fan la jugee. enquête préalable boobu mu wax mais c'est bien normal man tey jii su may mayee sama doom ki ma koy may dinaa fexe ba xam ki ma koy may mooy kan. mooy kan waaw bu la laaxee boppam. non xam nga. non xam nga dafa nag. ñaata nit ñoo ñëw di labat si ma ñëw xam nga. paa bi ne la bokki fan kuy sa baay kuy sa yaay. très bien xam nga li tax ma wax la loolu. dafa am loo xamante ne dafa am solo. allo. mais du tax ma bañ allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def ça va. ñu ngi sant yàlla bu baax. yéen si jàmm. sant bu baax. man Benoît laa. moo ngi lay dégg. Benoît, Inch'Allah, je vous garde longtemps dans l'émission. Merci. Voilà, tout ce que Benoît dit, voilà, c'est voilà, tout le doomu aadama yërmande. Voilà, parce que c'est que des fois il y a des défauts sur le belle-mère, même pas qu'elle est belle-fille. Voilà, nit loo xam ne mun sa dun la ko bu la ko teg sa doom bu ko def teg doomu jaabur quoi. Voilà, c'est pas question de tubaab souvent Benoît souvent c'est il est un peu francisé mais tubaab yi dañoo am yërmande loolu moo tax leen ok. ñoo jaajëfal gis-gis bi am na solo xam naa téléphone bi dinañ ci ñëwaat ci kanam tuuti dañuy ñëw ci plateau xam nga li may wax dafa am solo. gis nga tey jii boo demee bay may sa doom mooy critère de choix bi. parents yi part de responsabilité bi ñu ci am. parce que doom am na fooy toll fugg bi ngay topp. sa mbëggeel ngay topp. est-ce que comprendre nga waa ji nañ ma ko may. mais parent bi dafa am part de responsabilité bu rëy ci maye boobu. mooy jox ko conseil. mooy non attention. mooy jox ko conseil mais bu ko nekk xam nga lan la. waaw waxal xam nga lu tax ma wax la loolu. parce que dafa am lu am solo. waajur wi maye doomam. waaw war na dem ba xam kan mooy ki muy may doomam mooy kan. mais c'est la moindre des choses. mais mooy kan moom laa mais defal nànk. da ngay doylu li la sa doom non xam nga bu njëkk ba. mënoo ko xam gën ko xam sa doom. waaw mais defal nànk sa doom. waaw des fois doom def erreur waajur génne ko ci. waaw comme noonu la bàyyi di defee erreur waajur doom génne ko ci. non erreur bàyyi. si affaire non erreur bàyyi yoonu doom newu ci. oui. mais attends non parce que mu tax. bàyyi loolu li non li ma lay wax. ci waa erreur bàyyi yoonu doom non cadre sëy laay wax. waaw cadre sëy moo tax may wax. non xam nga cadre sëy bi ñuy wax nag. cadre sëy bi ñuy wax bu ñu dégloontee ñu xam li may wax. waaw déglul après ma wax. cadre sëy xam nga mooy lan. mooy tey jii yow. Benoît wax nga ko ba tay fi. sama doom bu nekkee ci nangam bu def su ma mayee sama doom bu ma ko fekkee du fóot. mais ma yëkkati ko. non ni ma waxee. mais kaay ma xale benn affaire tey jii bu ma may sama doom. nit kuy may sa doom. war nga xam ki ngay may sa doom mooy kan. exactement d'accord naa waaw yaa ngi dégg. waaw ba pare kii wax la lu am solo. non d'accord naa ni ma continuer. d'accord doom tey jii. boo demee ci booy bëggante xale bu jigéen. mais boo demee xoolal ndey ji. c'est très important. ok da nga war a xool ndey ji ba pare. d'accord xaaral waxal. parce que aussi nit ki na mu nàmp loolu lay taxamteku. d'accord léegi Mass mooy moom et puis le milieu détermine le comportement de l'homme. xam nga tey nit mënoo nekk ci milieu non ma eggali. nit mënoo nekk ci milieu benn milieu. comme ni la ko sànq wax ni mu ko waxee. koo xamante kër goo xamante ne guddeeg bëccëg ñu ngi xeex. ñu leen tudd ci affaire de prostitution wala nangam. nga ñëw takk fa jabar mais loolu daal yaa ko teg sa bopp. d'accord booy tànn da ngay tànn da ngay xool diine ji xool gor ji. léegi yow sa doom ki muy bëggalanteel on réfléchit un peu ñoom ñaar ñooy cheminer
ñoom ñaar ñooy ànd di génn yow munoo gën a xam sa doom ki mu bëgg muy benn man benn choix laa am sama doom ñëw ne ma papa ma ne ko mu ne ma dama bëgg Mamadou wala dama bëgg Ablaye ma ne ko doy na la laaj ko ay question yoo xam ne ba mu ne ma papa kii doy na ma aw ma opposition bu ma koy ne doo ko takk jullit la yow jullit nga bëgg nga dem leen sëy. mais war nga def enquête. mais defuma benn. war nga def enquête déglu ma xamul tax moom. mais ki ngay def may sa doom may ma yàggal parce que dama ne sama doom bu fekkee dañ doon ñëw rek di takk nii mais loolu amatul àdduna xale yi dinañu génn dinañu seet seen tey dinañ ñëw sa kër toog nga gis leen yow munoo xam sa copain doom naka la mel ba nga koy ne kii duma la ko may. sama xalaat bu ndaw. sama doom laay ñëw toog waxtaanal. ne ko kat mun naa génn nag. gis xale bi mu nekk si loo xam ne du loolu. ma ñëw ne sama doom kat sa waa ji kat gis naa ko si tel milieu. lii ak lii c'est à toi de prendre des responsabilités mais je ne vais jamais t'imposer ne la du la takk du ma ko def. parce que mun naa ko imposer mun naa ko waxuma la du ko takk. mais yow parent bi da nga war a def enquête de moralité ci waa ji xam mooy kat. mais Mass yow yaa si wax lu gën a garaaw nga ne kër boo xam ne dañ leen di tam na ñii du ñu sëy kat ay caga lañ affaire yooyu mais mun nga fa fekk ku baax nga takk ko. mais d'accord. mais c'est pas une bonne adresse. mais bu leen jël nag. bu leen jël kër gi parce que kër gi nii la mel rek ngeen ne doo leen fa takk doo ma ne kër gi nangam moo fi am lu bon a fi am profession moo fi am ma fay takk jabar. mais Sénégal toog na ne kër gale ay dëmm fa nekk. su may tànn jabar kër gu baax maay dem tànn fa jabar. on est dans une société boo xam ne les gens font que parler éviter ces choses ñu leen dina kër gi ay procès rek fi nekk te yàlla xam na ne ñooñu seen dem ak ñëw moo tax ñu leen ne propicier te wóoru leen ne ñooñu ay procès lañu. mais bari na fi loolu sos la sëykat la jóg ci àdduna. ma ne man je suis contre parce que boo nee jigéen ndeyam sëykat la moom dafa war a sëy buy day franchement buy day jur xatax mën nga ñëw fekk koo xamante ne dafa toog ci këram di sëy am doom boo xamante ne nii yaakaar nga ne yow soo ko takkee dina la sëyal nga yóbbu ko sa kër mu lay toroxal ba nga may ko baat. bari na fi. loolu dafa am. waaye mais boo en plus yow nga ne dangaa bëgg nit ki dangay def ay enquête ci moom demal di takki Khadija dem ne dangay def ay enquête ci moom Khadija ñëpp xam nañ ko tey am na ñoo xamante ne nii ñu ngi naan dafa baax am na ñoo xamante ne nii ñu ngi naan dafa bon. non ñu naan dafa baax ñu ne dafa bon. comprendre nga waxuma nga xam nga da nga yow da nga soutenir li kii di wax ne dangaa war a dem ci koñ bi def enquête. man comprendre non da nga ne non comprendre da ngay dem si koñ bi nga def enquête du c'est ça qu'elle a dit loolu la wax. non mais dafa non xam nga yow loolu nga wax da nga ne da ngay dem ci koñ bi nga def enquête de moralité. waxul loolu waaye. lu mu non bàyyi ma kii moom comprendre yow lan nga wax. mais elle a bien compris Aminata Paye tu as parlé de da ngay dem ci koñ bi Mass dëggal ko ne da ngay dem ci koñ bi ngeen def enquête. non franchement ba leen ñu wax loolu ñu waxul. mais loolu ngeen wax. non mais naka ngay dem ci koñ bi dajeeg noonu kon boog xoolaat leen li ngeen wax. non kon soo défendre sa bopp da nga fiy teg leneen loo xamante ne ni bokkul ak li fi yaa ngi dégg nga dem di enquête. parce que koo xamante ne ni bëggul Khadija mu ne la Khadija baaxul. comprendre nga jàpp loolu ci sa bopp parce que kii enquête liñ la mën a jox rek liñ la mën a jox comme résultat loolu ngay bind loolu d'accord naa ci yow mais waxuma enquête boo xam da ngay ñëw ci koñ bi mais kon wuyu ma non boo dee noonu mu ne la kon musiba lay wax ci ma déedéet ne dama ne la sa passé ci àdduna non defal naa ko dama enquête mais lañ dëggante aussi Mass ñu may kii mu daaneel enquête de moralité laay wax ñu may kii mu daaneel enquête de moralité laay wax Mass ñu may Adama mu daaneel s'il te plaît yow ki ngay tax nga ne enquête ko looy wuti ci koñ bi di laaj kii mooy kat man koñ dégg nga ma fex koñ mais kii Aminata Paye c'est bon ma ñëw voilà gis nga wax neex na de mais comprendre ko dàq dégg ko dàq xam nga dama wax ni ñaata yoon lañ fi gis góor buy takk jigéen yabal ay xaritam ñu dem ca koñ ba di def enquête ma ne am na ñoo xam ne loolu seen choix la buñ leen ko bañal mais man néew ma kenn par force demal nga def enquête de moralité waaw ok waaw mais noonu dama bëgg déglu ma dama bëgg yow xam nga lan la Mass doo may ma ñëw gis nga émission bi dama leen di wax li père di def gis-gis la tudd. bien sûr damay indi sama gis-gis. nga indi sa bos ñu débattre si. moo tax dama bëgg sama gis-gis man bu ma ko ginee ngeen comprendre ngeen respecté ko. duñ ko ci respecté dama ni oui ma bu nekkul yoon duñ la ci respecté. yow yoon ak ñàkk yoon xamoo ko. voilà léegi xam nga lan laa wax dama ni. ñaata yoon lañ ko fi gis. mais am na koo xamante baaxul loolu sa gis-gis la yow. am na koo xam ne looloo ko doy. yow sa gis-gis mooy baax na yow sa gis-gis mooy loolu baax. kat man. waaw ku ko def duma la sikk. mais yow am nga sa passé.
kat yow bu ma amee sama passé boo ko mënee muñ nga takk boo ko mënul muñ nga waaw jeex na kon boog jaratul moo tax ma ne la ku nekk am na sa passé ci àdduna li ma wax lu neex a dégg la dama ne neexul dégg ki nga xamante ne loolu mooy choix wam duma ko ci sikk na ko def bu gisee lu ko doy mu takk su gisul lu ko doy bu dee loolu lay defaat mu dem feneen mu def ko ndax dégg nga ñi ko fi def réussir ko am si jabar boo xamante ne ba tey fu ñu toog dañ koy tiitaroo ñu ngi fi na jox c'est que dañ nekk si télé nañu xool bu baax ñu interpréter wax nañu Aminta xamul tax ma wax loolu voilà ma laaj la benn question et tu me réponds bismillah ñëw naa si koñ waaw romb na gis naa man dama bëgg nag jigéen bu am sacré yàlla ma gis ko ñu ne ma jigéen bi dafa bon kii avenir am lii affaire yooyu yow tu es pour man ma toog en tant que góor ne kii mun naa ko takk mun naa ko indiwaat si àdduna dina ma sëyal bu neex mais passé mbaaxul. ok sa xol may na la ko mën nga loolu. non dama lay laaj ndax c'est normal. xam nga sànq man may ma tontu man la ko laaj. kër gi nga wax laa wax de. waaw dama ne la may ma. xam nga tey. nit ñëw na fi taxaw bëgg takk jigéen. papa mag yaayam ne ko bul takk. parce que jigéenu mbedd la mu takk changé ko. kenn du la ko bañal takkal. waaw donc kër boobu may wax noonu. lu xam tax ma wax loolu kër boobu laa ko tànnee bi nga ne nañ dem def fa enquête. waaw donc moo tax ma ne la àdduna Aminata Paye. ok ku nekk am nga sa passé. Benoît dama ne waaw dëgg la. jigéen am naa sama passé. jigéen boo may takki am naa passé su ma naree gestu passé rek mooy même su ma si duggee du ñu ok man aussi ma ne la. un conseil. ma ne la un conseil yow critère de choix ça va de soi yow ni nga ko bëgg defee duma la si mës a sikk. jigéen bi ñëpp a joxoñ baaraamu tuuma ne kii kat jigéen bi mbedd la nga takk ko dama la koy respecté ndax lañ ca jublu yaa ko xam duma la ko dindil waaye dama lay wax ne la critères yu standard yi nga xamante ne moo fi nekkoon démb ak bërki démb diine ànd ci du fi jóg ku ko def kenn du la daan te dara du la ci fekk te boo ci sukkandikoo wax ñu dem di xool suñu dëkkandoo ndax baax na wala dama ne xam nga lu ma wax ne la diine wax na ko déglu ma li diine wax lu leer naññ laa dama ne la diine nee na booy takk da ngay tànn jigéen ku am diine muy jigéen muy góor na doon ku am diine na doon ku bokk ci famille boo xam ne ay sëykat lañu déglu ma non déglu ma na bokk ci famille boo xam ne ay sëykat lañu na doon ku am jikko yu rafet na doon ku am taar na doon ku am koom fan la diine bind da ngay takk koo xam ne famille sëykat la yow foofu xamoo ko parce que jàngoo waaw d'accord jërëjëf fan la diine bind Aminata Paye boo ko jàngoon dafa nag da nga fi toog di làkk ay tarif fan la diine bind da ngay toog dem xool kër gu am sëykat nga ne dama fi toog di làkk ay tarif di wax ay saa continuer wax ma ko xaaral non ma c'est très important fan la diine bind dama ne la on est devant 400 millions de téléspectateurs ñu ngi seetaan may ma rek Aminata Paye il faut être un peu correct bàyyi ma non il faut savoir aussi les mots que tu utilises fan la diine bind da nga war a dem xool kër balaa ngay takk loolu mooy critères yi ñu fi amoon ci jamono mais bàyyi wax ma critères yi fi amoon da nga ne xam nga alquran dafa wàcc te ñun juddoo leer na quoi franchement alquran dafa wàcc te juddooguñu ñun waaw mais mënuñu ko changer li ma la wax dañuy ànd ak dem seetaan benn page de pub et on revient sur le plateau à tout de suite. Imaginez un soin tel un voile de lumière sur votre peau. Imaginez un jardin, une fleur. Et découvrez BioLight, le soin éclat à la fleur d'hibiscus. Tonifiante, hydratante, BioLight Hibiscus affine le grain de peau, unifie votre teint et vous révèle la fraîcheur d'une fleur. BioLight, une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Dream Cosmetics, des soins de rêve. Le soin des hommes d'action. Produit d'Uniparco Cosmétiques. ak Jokko semaine da ngay am 120 minutes bonus booy woote si bépp réseau si Sénégal ànd ak woote ak message yu amul app si Expresso ak 1 giga internet di nga am WhatsApp SMS bu dul jeex loolu lépp si 2500 francs dong composé leen étoile 11 dièse ngeen tànn seen Jokko dox bi mën nga dajale sa bonus. Expresso, osez rêver.
gëm sa bopp jóg na gëm sa bopp mi ngi ci dëkk bi xale yi daal di jug àndandoog gëm sa bopp ne setal sa gox la ñu wax waa gëm sa bopp nee nañu setal sa gox bi dafa war a set rawatina nawet baa ngi nii di ñëw nawet bi waruñoo bàyyi fenn muy tilim balaa ay feebar di ci juddu waaw gëm sa bopp wax loolu da ngeen di ASC taxaw ci setal seen koñ wala seen gox waa gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala ngeen di association de femmes bëgg a setal seen koñ gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala rek képp kuy jeune taxaw ngir setal sa gox pare nañu pour gunge la weer wu nekk ñu tànn 15 associations de femmes 15 associations de jeunes ak 10 ASC jox leen ay enveloppe bu 250 000 ba 500 000 àndandoog ñoom setal seen gox fii ba fin novembre boo ci bëggee bokk nag yomb na setal leen seen gox jël photo yi ngeen setalee seen gox yónnee ko ci numéro WhatsApp bii 70 644 44 44 70 644 44 44 wala ci page Facebook setal sa gox boo ko ci yónnee bu ñu ko xoolee gis ni yéen kat def ngeen la ngeen war a def ñu nit ñu ñëw neexal leen rek nag ñëw leen ñu àndandoo setal gox bi gëm sa bopp waa mouvement gëm sa bopp ñoo wax lii. Bienvenue à la librairie papeterie Daradji lépp lu ngeen soxla mu ngi ci biir. préscolaire ba terminal lépp lu ngeen soxla ci livre en gros librairie papeterie Daradji dong moo leen ko mën a jox œuvre au programme yépp am nañ ko lépp luy consommable informatique fii la fekk baax Easy Print mooy encre bi nga xam ne dafay adapté wu ci bépp imprimante lu ngeen soxla ci ordinateur de bureau fixe wala portable souris clavier imprimante laser jet d'encre te ñun ñooy représentant exclusif yu marque de stylo cello ak linker école yi li ñu soxla mooy lii ngeen di gis master ak encre Riso am nañu succursale Parcelles Assainies unité 14 33 855 79 00 ak marché Sandaga immeuble El Malick Médina rue 17 angle 18 33 848 96 00 marché central bu Kaolack 33 941 64 44 marché central bu Thiès 33 954 26 83 librairie papeterie Daradji Colobane. Vous avez votre manuel en français et même en anglais, seconde, première, terminale. Tout est disponible à la librairie papeterie Daradji. Appelez-nous 33 823 41 30 77 644 01 56. LPD, la satisfaction garantie. de retour sur le plateau de gis-gis voilà ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen fàttali tout simplement li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee tey muy critère de choix cause de divorce des couples tey nag ñu gis sëy yi dëgëratul mën nañu wax yu ci bëri tas bi bëri na bëri lool ñu wax ne est-ce que du jeunes yi ñi nga xamante ne noonu la ñuy tànnee borom kër wala soxna est-ce que du loolu moo waxal divorce yooyu loolu la ñuy waxtaanee ci biir gis-gis ngeen mën a participer au 88 628 89 90 allo allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ bi. ça va bien. bien. maa ngi nuyu yéen ñëpp ku nekk ci plateau yi. tey nañ la. voilà nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi yëpp. da ngay yokk baat bi tuuti rek sëñ bi. voilà ma ne maa ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi yëpp. allo. voilà yi ngi may déglu ah. maa ngi lay dégg bu baax. ngay déglu bu baax. bon ñu ngi déglu seen émission avec attention. te aussi thème yi vraiment macha allah. merci beaucoup. mais nag dama bëggoon andi quelque voilà sama propre avis daal. allo. concernant thème yi voilà c'est bien posé mais problème bi mooy vision yi gars yi ni ñu koy gisee xam nga lépp loo xamante ne ko war a teg ci voilà ci xam-xam. voilà mais man lu ma kii tuuti mooy grand boobu. kan la si. allo mooy Benoît. Benoît. voilà sànq dafa wax fii vraiment bëggoon naa ko mu leeral askan wi. voilà c'est très intéressant quand même parce que mu ngi doon wax ci affaire diine mooy góor jullit mun na takk jigéenu chrétien sans pour autant mu tuubloo ko. n'est-ce pas am na. allo. voilà loolu laa bëggoon xam ne exactement ci ban xam-xam la ko teg quoi. sañu lislaam ñu ko may. islam de moo ñu ko may. voilà ci ban saar wala ci ban xadis lañ ko teg parce que jar na ñu xam ko ñun en tant que jeune te aussi vraiment
gis nañu débat bi ngeen ciy waxtaan vraiment. Ça suscite vraiment l'intérêt ñun jeunes yi ñu éclaircir ko quoi. D'accord léegi pour toog ci plateau rek di wax lii c'est autorisé. wala lii c'est interdit sans pour autant ñu. D'accord léegi bu subaa boo xëyee da ngay dem ci mosquée bi la gën a jege nga dem ci Eliman ba laaj ko comme ça dina la expliquer carrément. non ko yaa ko avancé. non léegi boo demee nga ne ko Benoît nee na. non vous êtes là pour orienter la société. ma ne ñu ngi leen di déglu avec attention. Écoute-nous avec attention s'il vous plaît on est dans un pays laïque. Un musulman a le droit d'épouser une chrétienne léegi bu fekkee man li ma la wax doyu la nga dem suba ci imaamu sa quartier nga laaj ko ne ko Benoît moo ko wax Sen TV jeex na. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di. amiin. ñoom lay jaajëfal gis-gis bi am na solo dañuy jël keneen ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 allo allo. oui allo salaamaaleykum. maaleykum salaam da ngay wàññi télé bi ba mu sa sëñ bi ndax déggoo bi gën a neex. d'accord amul problème en tout cas ñoo ngi rafetlu émission bi di leen féliciter surtout ci audace bi nga xamante ne si ne moom ngeen posé débat bi. maintenant aussi dama bëggoon tamit bu ñuy wax surtout que ñuy déglu bëri ñuy def attention ci li ñuy wax Benoît je suis d'accord avec vous sur 90% de ce que vous dites mais boo taxawee la plupart des Sénégalais yërëmuñ seeni borom kër seeni soxna du moins man en tant que chercheur question bi ma leen njëkk a laaj mooy sur base de quelle étude scientifique quels sont vos chiffres recensement bi ça a été fait comment pour que vous puissiez dire que la plupart des Sénégalais en fait n'ont pas de tendresse envers leurs épouses beneen bi mooy que ne je suis d'accord aussi avec madame gis nga ki ay enquête yooyu gis nañ ko fi ba tàyyi et que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en tout cas dama bëggoon rek lépp loo xam ne dañ koy wax ñu teg ko ci xam-xam parce que mais par contre madame boo naa ne diine islam day wax famille saykat man jàng na ça fait 20 ans may consacrer ma vie à l'étude de l'islam j'ai fait une thèse de doctorat en études islamiques musuma ci benn orientation buy wax famille saykat il y a une règle de base en islam mooy l'individualisation des péchés mooy la alxuraan di wax naa taziru waaziratun wizra uxra amul kenn koo xamante ne si ne dañ lay jàpp responsable pour un péché que tu n'as pas commis mooy di ko il faut ñu def attention de par rapport à tout ce qu'on dit en tout cas Benoît j'aimerais bien avoir vos sources booy wax naan la plupart des Sénégalais amuñu yërmande ci seen soxna yi ban étude faite par qui et échantillon bi c'est comment les chiffres c'est quoi les chiffres maa ngi leen di jaajëfal bu baax. jaajëfal ñun aussi gis-gis bi am na solo ñu jël keneen ci 88 628 89 90 ngeen bës de allo allo salaamaaleykum allo kooku dafa mel ni dagg na ñu jël keneen allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi leen di ziare bu baax. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. di leen féliciter ci émission bi. merci beaucoup. waaw man li may bëgg a wax def lu gàtt la. c'est juste pour confirmer ce que Benoît vient de dire. jullit bu góor mën na takk chrétienne mën na takk juif parce que ñooñu moom la ñuy wax ahlul kitab mooy ñu les gens du livre donc ñooñu may nañu góoru jullit mu takk jigéen ñooñu waaye may ñu jigéen jullit mu sëy ak chrétien keneen ku mbokkulul diine di ko takk sëy ak moom exactement loolu moom lu leer c'est clair Benoît donc loolu fu ñu dem ci Sénégal yaakaar naa dinañ ko mën a confirmer imam yëpp dinañ ci d'accord bon parce que nga wax je pense que c'était dans le feu de la discussion da nga ni nous sommes dans un pays laïque mais en fait principe boobu ça n'a rien à voir avec la laïcité l'islam ci boppam moo ko maye voilà donc tu as parfaitement raison l'islam moo may góor jullit mu takk chrétienne wala juive si tant est que ils font partie de ce qu'on appelle les gens du livre loolu laa ne woon dinaa ci dugg di leen remercier vraiment ñaan aussi ngeen dégloonte am na solo lool li ngeen di wax ku ci nekk ci yéen li muy wax am na solo merci li ngeen dégloonte rek njëriñ bu rëy rëy dina ci jógee macha allah vraiment
ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax. merci. merci beaucoup am na solo ñun ñee lay jaajëfal bu baax a baax ñu jël keneen 88 628 89 90 allo allo. da ngay wàññi sa télé ba mu sës nga déglu ñu directement ak téléphone bi allo salaamaaleykum. Khadija. oui. oui bonsoir. non dama kontaan trop ci génn léegi moo tax parce que lii laa bëggoon dégg parce que c'est très important ñuy déggante parce que bu dul loolu rek dañuy génn te c'est pas normal parce que ñun ñëpp ay jullit nañu te nekk foofu yaakaar naa ne lépp lay wax rek am na ko ko war a teg du ne damay toujours défendre Benoît parce que Benoît day défendre jigéen ñi mais dañ ne gémmiñ dëgg rek war a wax ndax nopp dëgg rek la bëgg a dégg. dëgg la fii jàng ñàkk jàng daf fee xeewi parce que li ma bëgg a wax sax mooy la fay laa commencé soxna si. Aminata kenn alxuraan ma yàlla bindoon ca jamonoy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même alxuraan boobu dañ koy conjuguer en son temps chaque fois kon buñ ne nekk foofu rek jël mbaxalu maam jooju rek na toujours moom la ñu war a jël rek dañ ko war a non c'est pas comme ça parce que bu dee loolu c'est pas la peine. c'est pas la peine alxuraan sax dañ koy conjuguer en son temps. dëgg la conjugué alxuraan non. kon nañu jéem a déggalante. non non tamit pas ngay wax lu neex. du ne du loo xam ne gis-gis rek parce que sama gis-gis moo war a doon déedéet dañuy wax gis-gis mais gis-gis ci bopp dafa bokk ci xel. mooy ne loo xam ne intelligence daal laa bëgg wax nañu utiliser intelligence bi. bu ñu mais soxna si ñun tamit dañu am suñu culture. soxna si ñun tamit dañu am suñu culture am lu ñu gëm mu ñu jël lépp jël ko ci tubaab bi di ko jëggaani. nous avons notre propre richesse. dañ ne suñu maam yi la ñu wax waxuñu tubaab yi. ah mais maam yi aussi li ñu fi def dafa am solo. mais maam yi la ñu wax maam yi ci boppam sax laa lay wax. mais seen jamono may ma tuuti rek maam yi seen jamono sax ñoom laa wax buñ doon dund instant bi dañ koy conjuguer en notre temps. c'est ce que je veux dire. waa conjuguer ñoom wala bu ñu utiliser maam yi dañ koy utiliser ba faw nag ku nekk fa nga doon rek moom ngay doon. d'accord léegi conjuguer la. dëgg la. am na solo ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax alors dañuy ñëwaat tuuti ci plateau bi téléphone bi dinañ ci delluwaat ci kanam. nañu may ñëw ak xam nga dafa am loo xamante ne aussi nañ ciy bàyyi xel bu baax parce que aussi dafa am xale jigéen yi xale góor yi yu toll jamono ji nekk ci ay tolof gis nga boo demee tey tribunal Benoît da nga yaakaar ne Sénégal sëy yu yëpp dañu tas. c'est parce que nous n'avons pas préparé la progéniture maanaam xale yu góor ñi ak ñi jigéen ñi jàngaluñ lan mooy sëy tey bu ñuy takk sëy dañu war a ci biir jàkka ji woo xale bu jigéen bi mu toog woo xale bu góor bi mu toog ñu wax leen lan mooy sëy et puis gis nga dafa am loo xamante ne aussi mënuñu toog fii tey jii di ay sénégalais ñu ne dëkk Serigne Touba dëkk Alaaji Malick dëkk Baye Niass ñu ne nañu roy ci Soxna Jaara Buso maam Fawade Wele maam Astu Jànxe ñooñu ñooy suñu référence ñun. nous n'avons pas besoin ñu ñuy wax ay tubaab bi def na nii ay nangam non parce que li ñu doon la ñu gëm et on l'assume soxlawuñu dem di jëggaani leneen fii parce que Sénégal lépp am na fi. tubaab bi nag waxuñu ne lépp lu mu def du noonu des fois mu wane loo xamante ne war nañ cee roy mais aussi il faut avoir une assise culturelle xam yaay kan ndax olof Njaay wax na baat bu am solo nee na waax baax na trop mais xam fi nga jëm ko gën mais ba xamul yaay kan doo xam koo jëm. d'accord mais ma ñëw benn man dafa nànk li ma bëgg a wax xam nga dafa am Benoît gis nga xale bu jigéen bi tey jii des fois gis yaay joo xamante ne muy dugal doom ci tooxi doona par force ne ko sëyloo doom ak koo xamante ne alal la am ne ko da nga maa bëgg xañ sama teraanga ndax waajaa ngi nii saa yu ñëwee mooy fay facture courant bi saa yu ñëwee bokkal ma 20 000 francs nga def sa doom par force da ngay sëy kooku kon kooku sa doom ëllëg bu sëyam tasee yaa ko tas mais tey jii waajur yi nga xamante ne jii Benoît ñëw na bëgg sama doom wala sama doom ne par exemple Mass laa bëgg mais dinaa xam Mass Mboup mii fan la dëkk dinaa xam Mass Mboup kan mooy ay mbokkam dinaa xam Mass Mboup mii mooy kat soo ko may sama doom enquête de moralité bi may waxuma ne da ngay ñëw ci koñu jàmbur yor sa feuille dugg ci kër jàmbur naan mais kan mooy Mass ban enquête nga mais doo ko def ban enquête nga buñ xam nga lan la tey par exemple man maa ngi nii dëkk Ndakaaru ki may labat mi ngi dëkk Ngaay wala mi ngi dëkk Diourbel am naa ay mbokk Dakar mais mais il faut que ma woole ne leen man kat ki may may sa doom sama doom foofu la dëkk yéen ñoom ñoo bokk koñ déglu ma rek même bu ñu bokkul koñ xam na ko bokk ak moom koñ ok yaa ngi dégg mais ñu laajte waa ji fu mu dëkk waa ji mooy kat parce que waa ji mën na joxe une fausse adresse
non fausse adresse defal nànk rek may ma xam nga defal nànk souvent booy dañu yor seen appartement seen gere di leen fa seet si bu njëkk ba li amoon ne boo bëggantee ni da ngay ñëw ci biir kër gi ñëw ci digg salle bi toog ak moom amatul d'accord souvent fa ngeen di daje yaay dafa nekk baay dafa nekk waaw léegi kon nag bu ñu demee bay choisir tey waajur war na jël responsabilité xam-xam yi may doomam mooy kan dëgg yàlla biñ naan nag nañ xool diine ji xool ngor gi xool jom ji xool fu la xool fayda ci moom mais loolu mooy enquête bi xam ba xam ndax waa ji mi ngi ak loolu benn maas da nga lim ñoo xam ne franchement dañu liggéeyal mais ñun delloo ñu leen li ñu leen liggéeyal. je suis d'accord parce que meluñu noonu moo tax bëgguma ñuy toog di wax maam Serigne Touba maam El Hadj Malick maam Abdou maam kii Ndiassane affaire yooyu parce que ñooñu. on ne peut pas avoir ñoo xam ne actuellement mel nañ ni ñoom ñooñu yërmande bi ñu doon wax amatul ñu ko mel ni ñoom donc bu ñu jëlee référence ci ñooñu est-ce que ñun mel nañ noonu est-ce que ñun sañu propre Sénégal mel nañ noonu je dirais non le gars là question bi ma wax Mass wax nga ko léegi boo demee tribunal sànq am na ku ma interpellé WhatsApp di mel ne Benoît est-ce que doo leen def thème pour ñuy gaaw a tas sëy tribunal parce que jigéen ñi sonn nañu dañ fay dem ñu leen di téye ay 3-6 ans te seen sëy du tas moo tax ma ne ko ñi nga xam ne ñu nit ñu baax nit ñu yàlla yooyu Mass tudd yërmande boobu ñu amoon si jigéen ñi ñun góor yi Sénégal presque léegi amatuñu ko parce que da ngay gis jigéen nekk si kër di sëy mu tas tey jëkkër ji ko nekkoon tey di nga génn si kër gi si biteeg sa sujeer ak yëpp si mu fa ngay fanaani est-ce que l'islam loolu la ko wax. non l'islam daf ko ne. 3 mois bàyyi ko fa mais loolu amati na. amatul fenn donc yërmande boobu laay wax waajoo ñu ne ko ñu bari amatuñ ko Sénégal. absolument parce que da ngay toog néew ma ñëpp néew ma góor yëpp a mel noonu néew ma góor yëpp a bon néew ma jigéen yëpp a baax. am na jigéen yoo xam ne tamit baaxuñu. mais y a un point boo xam ne dañ fa toll ñun au Sénégal. yërmande boobu amatul. parce que ku nekk da ngay topp sa bànneex bu fekkee dañ topp maam sañu maam yi fi jàll yëpp d'ailleurs mercredi passé la sañu maam ju baax ji am 21 ans ci suuf. yan dabaax Malick. bu fekkoon ñun ñooñu ñëpp dañ leen topp. Mass du ñu toog fii di def émission. parce que Benoît dina xam ne muy téye jigéen. Aminata Paye dina xam naka lay téye góor. mais juma bu ñu fay takk doo mus a gis ku góor ki toog doo mus a gis ku jigéen ki toog moment bi ñuy takk 5 heures ku jigéen ki mi ngi defari boppam ci salon ba balaay pare 8 heures ku góor ki mi ngi toog këram ñu ne ko bul sol yére parce que dañ lay takk xala waxe dof yooyu écoutez on est dans quel monde am na yoo xam ne tant que moom laay wax suñu mentalité il faut que ñu changer ko sur beaucoup de choses au Sénégal pour mun jëm kanam li ma lay wax Mass nga ne da nga am ay mbokk nga woo ku mel ni Ousmane nga ne ko booy demal seetal ma que ñoom faatu nga def enquête ngeen kii ñu ne la ah Mass kii de dafay dox njolloor timis du toog këram te ñooñu xamuñu ne faatu boobu lan lay doxi timis kan moo leen wax faatu boobu timis nekkul di liggéey kan moo leen wax faatu boobu timis nekkul di otali lu mu indil ay njabootam moo tax ma ne la Sénégal Mass boo gestoo ginnaaw nit yow tamit gestul sa bopp parce que bu gestu amee rek sa mentalité dina yàqu te dafa nekk dañu nekk dëkk boo xam ne les méchants ñoo ëpp fii au Sénégal man mii wax ak yow bu ma demoon Sokoñ yow doo ko mës a xam ma ñëw de ah Mass boobu laay laajte de ma fëgg ñaari porte ñetteeli porte il faut que am ku la waxal lu bon te pourtant meloo noonu keneen ak keneen melu noonu di nga gis jigéen ñëw dëkk si koñ di génn guddeeg bëccëg te jigéen boobu yàlla xam na ne benn góor musu ko tiim di nga gis jigéen sëy tas ñëw dëkk si koñ góor musu ko tiim bi nga xam ne tas na di nga gis yéen sëy tas mu ne man benn góor dootuma takk jëkkëram génn àdduna donc loolu laay wax la valeur des femmes est-ce que ñun bu fekkee dañuy basé wu rek ci koñ wala di basé wu rek ci déplacement jigéen ndax dinañ takk. mu nekk lu am solo yërmande bi nga xamante ne Benoît wax na ko waaye yaa Seyda Absa Fall ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax moom ñuy seetaan te dafa daal di confirmer rek li nga xamante ne moom nga wax Benoît mooy que góoru jullit mën nga takk ki nga xamante ne mooy jigéenu chrétien mais jigéenu jullit moo mënul dem sëy ki nga xamante ne mooy góoru chrétien yaa Seyda Absa ñu lay nuyu bu baax a baax Aminata Paye Ben on est parfaitement d'accord ak li nga wax ah on revient sur les critères parce que bëgguñu ko jël rek focaliser ko foofu dégg nga ñu avancer somme xam nga tey am na benn phénomène bu am mooy par exemple tey dañu nekk ci société boo xam ne dafa xaw a complexe je suis d'accord qu'on change les mentalités changer nañu mentalité yi tey bu njëkkoon nañ daan tànnatuñu noonu xam nga femme bi dugg sànq wax na mu ne mbëggeel amul choix mais ki nga xamante ne dem ngeen ba ci biir tey li nga xam ne moom metti góor ñi metti jigéen ñi mooy sa conjoint bi nga xam ne yéen ñaar da ngeen di ànd génn mu fexe ba xam yan jikko ngay wër mu wan la loolu ngeen dugg ba ci biir sëy bi nga commencé di remarquer des choses yoo xamante ne su démb doon tey boo ko teeloon remarquer doo dugg ci moom est-ce que loolu noonu boo bàyyi woon xel ci critère de choix yi di nga dugg ci moom tey yu bëri nekk na par exemple xam nga tey Benoît
mu ngi dugg ci cadre la plus particularité góoru Sénégal amuñu yërmande nga gis jigéen bi mu koy doxaan labat peut-être labat mag ñi ñoo ko doon wax ñoo utiliser le mot doxaan bi gën a récent gis nga jigéenu Sénégal tey dafa am loo xamante ne moom moo leen dal mooy góor bi ñu leen di doxaan si da leen di wan mbëggeel wan leen yërmande il est l'homme le plus gentil le plus galant yow wax nga ko sànq téléphone communication